assalaamu aleykum ñi ngi dellu di nuyu mbokk yu tedd yépp di dellu di yeesal sunu cant jëme ko ci yàlla di yeesal sunu ziyaare ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu di yeesal sunu nekk taalibe sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe nangul nu sunu teggin nangul nu sunu tarbiya ci barkeem fa tabarakallahu ñu dellu si woon tey rekk di fésal sunu position ndax bu la yàlla dénkee responsabilité bu tolloog mu am ay nit ñu bootu sa gannaaw soo déggee lu laal diine islam bi rekk war nga ci teel a joxe sa position pour ñi ànd ak yow xam fa ñuy teg seen tànk li sabab loolu nag mooy kàddu yi ñu dégg bërki démb benn mbokk moo xam ni dafa ni mi ngi aspirer pour un jour mu mën a jiite suñu réew mi di Sénégal mbokk mi yëkkati kàddu yooyu waaye comme li wolof di wax ni nettali ci làmmiñu boroom la dàqe moo tax balaa ñu ciy commenter ñu déglu kàddu yi ba noppi. Les relations entre Israël et les Arabes sont nées d'une querelle de demi-frères. Il faut qu'ils le comprennent. C'est une querelle de demi-frères. Parce que c'est la noble juive Sarah qui, craignant avec l'âge que son mari Abraham n'ait pas de descendance conformément à la promesse du Tout-Puissant, lui a suggéré d'ensemencer Agar, qui était sa servante, pour avoir cette descendance. Et une fois que Abraham a ensemencé Agar et a eu Ismaïl, Sarah a été jalouse et lui a demandé de chasser Agar de la maison, ce que Abraham a fait puisqu'il était fou amoureux de Sarah, le prophète Abraham. su ko defee kàddu yooyu ñu jote dégg mbokk mi yëkkati ko wax ni diggante Israël ak Palestine nee na daal daana ko li ñuy naqarlu ay wa fa xew yépp nee na ayu doomu bàyyi la rekk waaw ay la boo xam ni daal ñi ko seq daal querelle de demi-frère rekk la te li nga xam ni moo garaaw ci wax ji mooy taabul bu nekk ci àdduna ay dignitaires ñi ngi fay daje di toog pour trouver solution ci problème mu Palestine bi ak Israël bi ku mënul dem itam ci fa nga xam ni ña ngi fay toog di fa seet nañuy fexe ba jàmm am yaa ngi jël sa kurus di ñaan ngir nattu bi yàlla teg Palestine mu teggil leen ko te muy ni nga xam ni nangu nañu ko seen terre yi ni ñu leen di massacrer ñu teg ci suñu bët ci télévision yi guddi ak bëccëg ñuy gis image yi problème boobu ñuy xaar ci
koo xam ni dafa ni moom dirigeant la nga ñëw seet solution yoo xam ni dina dimbali au moins ñi nga xam ni amoon nañu naqar ba ñu am apaisement nga ñëw wane ni loolu daal du dara lu dul ay doomu baay rek yuy xeexoo seen mbir muy discours bu dangereux ndax bu doon nit simple moo ko wax te ki ko wax amul benn responsabilité du déranger kenn ndax ku mu neex am sa vision ku mu neex wax sa xalaat mais problème bi mooy ki ko wax dafa bëgg diriger suñu réew mi foofu la problème bi nekk boo gisee ñu tontu ki ko wax mooy ki ko wax dafa ñaan benn jour mu ni Sénégal li yépp topp ca gannaawam ñu koy xaar ci ban saafara la ñu mën a am ci problème mu Palestine bi wala sax mu wax loo xam ni jullit yi dinañu yëg ni kii am na yéene mu xamal ñu daal benn querelle de demi-frère rek la xoolal ma bii déception bi ñu am ci dégg koo xam ni dafa aspirer un jour mu diriger réew mi mu yëkkati kàddu gu mel nii mais beneen kàddu gi ñu ci choqué waat mooy problème bi mu wax ci le prophète Abraham gis nga yàlla dafa dogal soo waxee ni kilifa nga booy yëkkati sa kàddu même ki nga xam ni sa nawle la ngeen bokk dëkk bi sax booy wax ci moom xormaal ko yàlla dafa fonk kuy xormaal nit ak nit ku mu mënta doon ngeen bokk religion ngeen bañ bokk religion mais booy wax ci moom waneel xorma muy waneel teggin parce que nit qualité bi nga xam ni moo ëpp doole ci digganteem ak ña moo àndal nga xam ni su ko amee rek dinañu xam ni kii neex na àndal mooy mu am sagesse waaye boo waxee le prophète Abraham il était fou amoureux nangam wax da ngay yëg rek déjà manque de sagesse bi nga xam ni am na ci kàddu gi te loolu yëpp li ca garaaw mooy ku koy wax dafa wax ni dafa war nekk royukaay moom dafa war a un jour sénégalais yi topp ca gannaaw mu yëkkati kàddu yu mel ni nga seetlu ci ni mu wax ci le prophète Abraham ñàkk xorma bi mu ko ñàkk jox xorma waaye aussi ni mu wax ci problème bi nga xam ni li ci gën a yéeme mooy problème bi nga xam ni moo tax yàlla di wàccewaat yenent yàlla Isa ibnu Maryam ci monde shahada muy problème mu Palestine ak Israël nga gis kon ndekete li muy metti jullit yi nekk ci monde shahada waa xayb la gën a metti ba tax axiru zaman ñuy wàccewaat le prophète Isa ibnu Maryam pour mu trouver ci solution loolu yëpp nga ni querelle de demi-frère la xam nga loolu bu ko nit waxee faw xelu jullit yi dana am ca la mu dem waaye comme ni ma ko waxee kàddu gi jeexagul nañu dégluwaat. Donc tous les prophètes sont descendus de la branche de Ishaq, c'est-à-dire de Isaac. Jusqu'à Jésus, c'est tous des juifs. Jésus était un rabbin juif. Ensuite, un beau jour, un arabe bédouin d'Arabie leur dit: je suis celui qui clôture la liste et je suis le patron de tous ceux qui m'ont précédé. Et ils ont tous préparé ma venue. Les gens ont pété un câble. seetal ma kàddu gi moo ma ci gën a choqué ku tol ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xëy rek ñëw ni un bédouin d'arabe maanaam benn nit koo xam ni daal boo ko xoolee rek ca village ya la jógee xamul la géej gi di riir xëy rek ñëw ni yonent yi nga xam ni yépp jiitu woon nañ ma man maa leen gën te man lañ doon xàjjal yoon wi xam nga loolu bu fekkente ni nit nga ko am xel da ngay yëg kiy wax ni mu sous-estimé le prophète de l'islam mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ñëwul rek wax ni
prophète yi ma jiitu woon maa leen gën, man lañ doon defal sama kii rek. mais yàlla moo ko jox, cër la bu ko yàlla jox. xam nga lu yàlla di yónnee yonent? yàlla buy yónni yonent daf lay def nga nekk missionnaire. mais gis nga bu la yàlla defee nga nekk missionnaire, durée bi yonent boobu di passer sur terre yëpp di doxal mission wam, lu mission ba rëy yëpp yàllaa ko jàppal tànk. te lu tax yàlla di jàppal tànk yonent boobu di dox mission? parce que yërmande bi yàlla am ci mbindeefam yi moo tax yàlla di jàppal tànk yonent bu la yónnee. yàlla jël yonent bi wax ko ni ko yërmande bi may yabal ci mbindeef yi yaay source bi. wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. yow yaay source yërmande bi. ba tey sayidina Adam alayhi salaam bu doxee mission ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la. sayidina Muusa bu doxee mission ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la. sayidina Isa ibnu Maryam bu doxee mission ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la. yàlla jël yonent bi def ko muy le meilleur des êtres créés, waaye def ko aussi muy l'essence des bienfaits, def ko muy la lumière des cœurs. baat bi mu wax laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma hanitum harisun alaykum bil muminina raufun rahim. yonent bi ñëw ak ay preuve am, preuve yu leer naññi, preuve boo xam ni mooy montrer sa suprématie vis-à-vis des autres prophètes. te islam rejeté wul yeneen prophètes yi. mais yenent yàlla Ibrahim mais ci islam la bokk. mais yenent yàlla Isa mais ci islam la bokk. mais yenent yàlla Adam mais ci islam la bokk. parce que islam mooy diine ji nga xam ni moom la yàlla agréé. moo tax yonent bu ñëwaat islam rejeté wu ko. islam amul xàjji ak seen ci yonent yi. laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli. yonent bi ñëw yonent yooyu nangul ko ci xayba ndax moo leen jiitu ci xayba. bu ñu ñëwee itam ñu fésal mission am ci shahada. mais Isa ibnu Maryam annoncé na ko. Isa ibnu Maryam annoncé na ko. réalité boobu yëpp nga xam ni am na. ba yenent yàlla Isa ba mu ñëwee wax ni yaa bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubassiran bi rasuli yaati min bahdiya ismuhu Ahmad. kon yonent yàlla Isa annoncé na ko. léegi bu yonent bi ñëwee ak suprématie bi ko yàlla jox, ñëw ak tedd nga bi ko yàlla jox, waaye ñëw ak réalité bi ko yàlla jox, mais yow nga yëkkati kàddu gi di wax si comme yonent bi dafa ñëw rek présenté wu alors que yàlla yónni woo ko. parce que kàddu gi ci loolu lay dellu si. boo nee un bédouin bu xëy un bon jour ñëw, mais nit ñi am nañu xel. kooku ça signifie que benn villageois bu xëy rek ñëw ci benn état boo xam ni fekk na ñëpp ñu aligné leen ba noppi mu wax ni ñu aligné woon maa tax ñu aligné leen te man maa leen gën. loolu lay tekki. loolu lay tekki question d'interprétation la. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xorma boo mën a jox yonent, xorma boo mën a jox kilifa, booy wax yonent bi ci moom nga war a jiital xorma bi. mais yàlla ci alquran da ngay dégg mu ni yaa ayyuhan nabiyu. pourtant mënoon na ko interpeller directement, mais lu tax yàlla bu koy interpeller sax da ngay dégg ni yàlla daf koy waajal ndax fonk gi mu fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon nag bu demee ba nga ni yow it da nga aspirer un jour pour diriger nit ñi nga xam ni soppuñu ku dul yonent bi, ngay minimiser seen prophète te toogagoo, kon dina jaaxal nit. waaye comme li may wax rek ba léegi comme kàddu gu yaatu la na ñu dégluwaat li ci topp. Ils se disent mais d'abord comment est-ce que un prophète peut venir des Arabes alors que tous les prophètes sont juifs. Donc cette querelle-là de doomu baay doit être dépassée. Il faut que Israël, qui a quand même les juifs de manière générale, qu'Allah a
considéré comme un peuple élu. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Et d'ailleurs, le fait qu'ils aient échappé à toutes les agressions à travers les âges, à travers l'histoire, devrait les prédisposer à être vis-à-vis des Palestiniens et du reste du monde beaucoup plus miséricordieux, beaucoup plus humbles, beaucoup moins violents, puisque eux ont connu la violence qui s'est exercée contre eux. Ils ont vécu l'Holocauste. Ils savent ce que subir une violence et une injustice signifie. gis nga baat bi mu tudd ci juif yi wax comme un peuple élu ndeysaan ils ont vécu la violence nangam mais gis nga jaar ci violence warul tax nga ni da ngay demit yow tamit martyriser benn peuple jaar ci violence warul tax nga ni boo ci jógee da ngay dem rek fekk benn peuple ñoom it nga massacrer leen nangu seen terre daal di ci toog waaye xam nga li ma déggoon mbokk mi wax ko ñu koy reetaan te dëgg la mu ni mbokk mi doon wax li mu wax nii tey bu ko juif yi déggee dina nu làmb seen poos ku ci am 10 000 jox ko ni maa ko ci def mais wax na dëgg parce que boo dégloo dafa tagg juif yi dafa tagg juif yi tagg boo xam ni yéen da ngeen dundoon ci violence kon xam ngeen violence lan la li des rek mooy ngeen wàññi seen loxo tuuti mais gis nga nit ak dimension bu ko yàlla mënta dénk da nga koy wax dëgg dëgg bi mooy nit ku jël suufu jàmbur wax ko ni jël nga suufu jàmbur nit ku jàpp peuple di leen massacrer wax ko ni ko yaa ngi jàpp peuple di ko massacrer waaye bul wutal loolu excuse ndax wut excuse bi mooy wax ko ni ko waaw li ngay def sax dëgg la mënoon nga wàññi sa loxo waaye comme jaar nga ci rek nga xam ni ñun dañu war a xoolaat yan homme politique ñoo taxaw di laaj suñu réew ñu jar di xoolaat lañ waaye comme la ñuy wax ba léegi jeexagul nañu dégluwaat. Mon sentiment est que une grande initiative devrait être prise par le Sénégal pour réconcilier des demi-frères. Comme xuloo doomu baay ci kër yi, nous, notre culture nous prépare et nous prédispose à régler ces questions avec la polygamie. Il y a des demi-frères qui se battent pour l'héritage, pour ceci ou pour cela. Mais à la place de Macky Sall, ne rappelez-vous pas l'ambassadeur du Sénégal en Israël? Oui, non, encore une fois, il ne faut pas des mesures extrêmes. Nous, Sénégal, nous sommes les présidents au niveau de l'ONU, de la commission en charge de cette question. nee na mesure extrême la tudde Sénégal def le minimum li Sénégal waroon def nga xam ne Afrique du Sud ma la def nañ ko muy rappeler seen ambassadeur loolu mooy le minimum mbokk mi di wax nee na loolu mesure extrême la pour wax la ni kenn xamul dëgg-dëgg lu nekk ci seen bopp ñoom li ñuy xalaat ñoom dongo ko xam waaw li nga xam ni Afrique du Sud def na ko nga xam ni moo doon le minimum Sénégal def ko nee na loolu mesure extrême la gis nga lëm ko tudde mesure extrême waaw parce que dina nekk mesure extrême su demee ba xuloo bi nga delloo si ko kay ci xuloo doomu baay kay lu ñu wax rek nga ni doomu baay mais man lu ma jaaxal Sénégal bu jugoon sax dem di wax day régler conflit bi mais ban conflit la Sénégal di régler conflit boo xam ni boo ñëwee li muy garaaw yëpp ba nga xam ni bis bu xëy bëtu occidentaux yi ñi ngi ci bis bu xëy bëtu pays arabe yi ñi ngi ci bis bu xëy bëtu monde musulman bi yëpp ñi ngi ci li conflit bi di dangereux yëpp ku ne wut ci solution ci table yu dul jeex ci discussion yu dul jeex nga tuddee loolu xuloo doomu baay ba noppi ni mën nga ko régler loolu su boobaa naxaate lay doon le minimum bi Sénégal waroon def en tant qu'un pays musulman rappeler ambassadeur Sénégal defu ko d'accord seen initiative la ñoom seen initiative la bu leen neexee ñu def ko xëy na ñoo xam lu tax defuñu ko mais nga ni loolu mesure extrême la kon loolu ba léegi day dellu si ci li nga xam ni loolu la nit ñu doon wax ni nañu déglu lu muy xalaat ba ci kanam. Nous sommes un peuple respecté par tout le monde. Bon, nous devons parler à tout le monde. Nous ne devons pas fermer la porte. Nous devons parler aux Arabes, nous devons parler aux Israéliens. Quand je suis allé récemment à la Mecque,
j'ai été reçu par un des imams de la mosquée et je lui ai posé une question. gis nga parti bii moo ëpp solo ci wax ji moo tax ma bëgg ngeen déglu ko bu baax ba dégg la mu wax ni bi mu demee Màkka mu ni benn imam dalal ko nee na am na lu mu wax imam bi mais gis nga li mu wax imam bi moo yéeme te li mu wax loolu lay indi léegi ci alxuraan ni alxuraan weddee baat boobu mu wax. Un des imams de la mosquée et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais Dieu dans le Coran ne parle pas de Makka, hein? Il parle de Baka. Et Baka renvoie étymologiquement aux pleurs. Alors pourquoi est-ce qu'on penserait que le lieu de pèlerinage serait ici et pas Jérusalem? Il m'a dit haram, haram. Je lui ai dit, moi j'ai la preuve de l'endroit exact où c'est, mais j'en parlerai à vous deux réunis, Israël et Arab. moo tax yàlla wax ni wa huwa allazi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata kon lu jar di bàyyi xel la xam nga ki wax ni yàlla tuddul Makka ci alxuraan kon moom bu jàngee alxuraan aussi xëy na jàng na yépp waaye kon tëb na aaya bi yàlla dafa ni wa huwa allazi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata kon loolu leer na noir sur blanc su ko defee nag baat bi nga xam ni moom la mujjeel te daanu ci kàmb ndax dafa ni yàlla tuddul Makka ci alxuraan alors que yàlla tudd na Makka ci alxuraan yàlla éclaircir na place bi ñuy haje ci alxuraan te kenn gënul xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi muy teg tànkam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy montrer le chemin Makka bii la ñu wan Kaaba gii la ñu wan fa la daan haje ñu baax ñi fa lañ daan defee seen haj léegi nag boo ñëwee ni yow da nga amee science boo xam ni science bu dépassé xam naa ni limite yëpp la ci xayb ak ci shahada ndax xam nga ni feneen la ñu war a hajee ba daal di poser question sa bopp sax laaj ni est-ce que du Jérusalem ndax réalité bi ci nekk xam nga ko mais da ngay bàyyi ba ñu daje nga soog koy wax man dama xamul kuy daje ci kanamu ku ñàkk xalaat ba tollu foofu dama xamul nan la nit mën a fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tracer chemin bi ba noppi daal di montrer l'exemple nga gis ki ñu am ñun te di ko noyyee muy Mawlaay Cheikh Ahmed ibnu Muhammad Tijani Chérif radiyallahu taala anhu daal di montrer l'exemple ñu di gis na mu defee xajam ja màkk na mu amee taxawaay boobu ak réalité bi nga xam ni moom la delloosi ci ay muqaddama ak ay xalifaam yépp ñu incarné loolu ñoom it ñu dem laxasaayu def seen haj ñooñu ñëpp taxaw ak xam-xam bi leen yàlla may ci xayb ak shahada xam-xam bi leen yàlla may ci diinal islam ñuy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ku dem ba ni moom xam na lu ñooñu xamul ba yëg na ni place bi sax est-ce que réellement place bi la jar na laa jaat waaye daal di wax ni balaa muy wax fan la il faut ñu dem ba daje palestiniens yi ak israéliens yi daje mu wax leen fan la man ki ma yërëm mooy kiy daje ci kanamu kooku parce que ku gàtt xalaat ba tollu fii xaw ma nu nit di daje sa kanam pour wax la li gis nga lii boo gisee nu indi ko ñun pour éclaircir li ni mel mooy ñiy nekk suñu ginnaaw di ñu bàyyi xel man ku ma xam personnellement xam ni man yàgg naa ko wax am naa ci ay seede ñu bari bëgg nañ ma sax defal interview ñu wax ci fi réew mi toll ma ni leen xam nga li may bañ mooy laale côté politique laay bañ parce que nii ñuy defee politique ku ci wax rek boo moytuwul ñu am fuñ la féetale su boobaa nag lay tane mooy nga neutre waaye loo neutre aussi bu ñu demee ba wax loo xam ni dafa engagé diinal islam engagé légitimité
bi nga xam ni moom la prophète sallallahu alayhi wa sallam di sayidina Muhammad moom la ko yàlla joxoon waaye engagé aussi conflit bi am ci diggante Palestine ak Israël su boobaa nag kuy kilifa war nga yëkkati sa kàddu joxe ci sa position moo indi ñu yëkkati sunu kàddu discours am bi la moo rëy yëpp ak réewam yam doon rek bu tuddul woon côté Palestine wax ni xeexu doomi bàyyi rek la minimiser ko bu tuddul woon yenent yàlla Ibrahim ma mu wax ni rek daanaka il était fou amoureux moo tax mu doxal la mu doxal fàtte ndigalal yàlla ba ko yàlla digaloon pour mu dem Màkka bu tuddul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam traité ko lam ka traité pour sous-estimer ko waaye bu tuddul woon aussi ni mu waxee ni Màkka bi est-ce que réellement fa la ñu war a xaje ndax moom xam na place bi kon mën na tudd discours am fukki at duñ ci sànni suñu xorom waaye nag boo tuddee islam ba noppi nag nekk ci kanamu nit ñi dafa ni yaa leen ëpp xel yaa leen gën a muus yaa leen gën a xam diine ji kilifa gu ne dana jël responsabilité wax position te mooy lii ñu def ci mbokk mi doon wax lii mu wax nii nag ku ko def ku nekk rek bu yóbboo nga xoolaat sa bopp ku ko wax ku nekk aussi bu yóbboo nga xoolaat sa bopp ndax bu dee da nga ni diinal islam ngay mbubboo bu dee da nga ni jullit nga bëgg nekk war nga xoolaat sa bopp parce que jullit toog ci sa télévision rek wax ni jullit laa bëgg nekk dafay yomb yàlla day xool ci xolu doomu aadama bi xool ci yénn doomu aadama bi waaye xool aussi li làmmiñ bi di génne di ko wax moo tax am na ñuy wax jarul tontu mais jar na tontu xam nga lu tax parce que bu doon nit koo xam ni yorewul benn responsabilité mën na wax ba suba kenn du ko tontu mais kii dafa taxaw ni dafa soxla un jour mu diriger sénégalais yi maanaam sénégalais yi doyloo ko mu toogal leen ca table ja pour régler conflit Palestine ak Israël toogal leen ca médiation yay am ci seen digganteeg imaamu Màkka yi toogal leen ca place yi nga xam ni sénégalais yi seen tànk lottu na pour dem fa mais kon pour tànn ki ñuy toogal il faut bu waxee rek ñu xam dëgg-dëgg la mu xalaat lan la waaye ñoom li nekk seen xel ñëpp xam nañ ko defe nañ ni fu mu ne nguur ku bokkul ci lobby yi ñu xam mënuloo ko joxe defe nañ ni nguur ku bokkul ci lobby yi nga xam ni ñoo nekk di tirer les ficelles tey jii doo jot ci pouvoir bi te dañuy nax seen bopp nguur mbiru yàlla la ki yàlla di décider muy falu yàlla dina bàyyi nit ñi sabablu dem yor seen carte dem voter mais yàlla décision bi ci moom lay mujje ndax yàlla mooy décider teewul nag nit ñi dinañu sabablu jël seen carte dem voter ji mais loolu ci coobare yàlla lay doxe moo tax yàlla mooy joxe nguur loolu tax nañu delloo si xel yi doyloo yàlla ku ci nekk jullit xam ni jullit la buy tenir ay propos mu tenir ay propos yoo xam ni propos la yuy dellu ci diinal islam waaye bàyyi di dugg ci chemin boo xam ni xamuloo ko waaye bàyyi aussi di dugg ci xaqiiqa boo xam ni miinuloo ko lii nag bu fekkoon daf ko waxoon nag ngir yéene bu baax rek ñun duñ ci dégg suñu kàddu waaye dañu xam seen xalaat ñoom gis nga ñoom ku ñu gis rek defe nañ ni ñoo la gën a muus bu ñuy wax seen xel maa nga fële bu ñuy wax rek seen xel maa nga fële waaye kuy jullit ku nekk tey jii buy sagu waroon na sagu ci soutenir Palestine buy sagu waroon na sagu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buy sagu waroon na sagu ci béréb bi nga xam ni moom la yàlla def béréb bu sell bi ñu di fa defee suñu xaj ca Màkka waaye bañ di indi ay polémique di indi ay yeneen yoo xam ni ñëpp xam nañ ni delluwul ludul ci bëgg jot ci pouvoir bi tabarakallahu yàlla na yàlla sàmm ñëpp ba ku nekk xam fi ngay teg sa tànk yàlla mottali suñu yéene ci barke yonent bi barke Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani mi ñu xam nga xam ni mbiram dara du ca rax te doon lëndëm léppam dafa leer nañ ñi ne midi ci barke salatul fatiha yàlla na yàlla mottali yéene ñëpp ci diine ji ak ci tariqa bi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu